Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Lougaré TV. Alors, c'est parti pour l'édition de ce mercredi 17 août 2022. Alors, on démarre l'actualité avec cette affaire de morse qui a défrayé la chronique ce matin au Sénégal. 6 adolescents âgés entre 18 et 20 ans ont été surpris dans une mauvaise posture dans la nuit du lundi 15 août. D'après des témoins, des jeunes avaient loué une chambre meublée au niveau de la plage de Bessie aussi à Dakar, et ils auraient entretenu des actes contre nature. Et ces adolescents ont été sauvés d'un lynchage populaire par les gendarmes de la brigade de Foire, et sur instruction du procureur de la République, ces présumés homosexuels ont été déférés ce mardi au parquet. Justement, nous restons dans ce sujet d'affaires de mœurs, l'affaire de vidéo, le motif également, on en parle, qui est devenu aujourd'hui très récurrent chez les jeunes sénégalais pour devenir des stars en tout cas, sans se soucier de leur avenir. Certains adolescents n'hésitent pas à donc exhiber leur corps et étaler leur nudité sur les réseaux sociaux. La responsabilité des parents donc est pointée du doigt. Nous allons suivre la réaction justement de quelques parents interrogés par Bintou Cissé. xale yi seen parents yi éducation bi dafa des parce que doomu aadama boo juddoo si siraatal mustaqiim kon dañ laa war a yar si alhamdulilahi rabbil alamin maanaam topp diine topp lépp waaye boo jëlee sa doom bu ñëwee indil la 50 000 doo ko laaj fan la ko jëlee doo xam lu muy sol bu soloo du nga ne sama doom ji sañse na te li muy sol daggit la rek mook zéro yam mooy li Sëriñ Tuubaa waxoon bu dina dem ba jëmmi jamono ndaw ñeeg ji xale yu jigéen ñeeg xale yu góor ñi dootoo leen xàmmee dina dem ba jëmmi jamono jigéen dina bëri la lool te rafle te loolu moo commencé am si jamono ji ndax da ngay xool benn xale bu jigéen boo xam ne boo ubbee armoire am daanaka mun naa la wax ay coupon waki sipon rek nga fay fekk bëri léegi yëpp yu ñuy wax daanaka ay zippulaag ay kii te solin dafa war a kii ndax xanaa dañoo xooloon ñoom si Maam Jaara Buso rek war na tax xale yu jigéen ñi jël référence te si 33 ans si la liggéeyam bu rëy bi am li mu war a am kon xale yu jigéen ñi ñoom si seen li leen war a dal loolu lépp si seen parents yi la ndax parent doom da nga koy topp ba jusqu'à la fin bu demee nag ba mesure bu jëlee yoonu boppam muy yoon bi nga xam ne diine gi nga xam ne yow si nga nekk moom mu dem jël beneen nga xam ne loolu kat moom moo ko jëlal boppam parce que majeur na waaye su demee ba nga xam ne nag yow moom mënatoo si moom dara muy sol ay def lu ko neex di dem si réseaux sociaux yi seen affaires yi yëpp di génn te xamuñu ni maa ngi jéggalu de waaye bu awra rafetoon kenn du ko sàng. parents yi am nañ ci responsabilité parce que yaakaar naa ni sa doom bu wéetee ci néeg lu mu nekk bu nekk majeur mu nekk xale lu nekk war nga kaa mën a xool. mais parents yi dañuy génn bàyyi seen doom yi ci internet yi ñuy def appel vidéo di def yoo xam ne te jigéen am na yoo xamante ne ni waru ko yàlla dafa jël jigéen teg ko fu kawe nit boo nekkee ak moom nekk sa doom mi sa dëkkandoo gëstu ko ci lan lay dox ci lan lay wax mais jigéen doo ko bàyyi ak liberté am te nekk ak ay waajuram loolu moom ci parents yi daal laa ko teg parents yi la ndax jigéen ak lu metti war ngaa mën a xool lan la bu duggee nga xool bu génnee nga xool téléphone war ngaa mën a àbb ko benn jour xool lan moo ci nekk mais sa doom doo ko bàyyi mu am liberté loolu moom parents yi la du ci xale yu jigéen ñi ku amul mag am nga rakk bu la mën a contrôler wala nga am maam wala nga am nijaay loolu moom parents yi laa ko teg. instant yi àdduna bi kersa moo fi jeex ak sutura xawante sutura bi bëri na kersa amatul yar amatul maanaam di nga yar sa njaboot ci biir kër gi mais bu génnee ñu yàq yar nga defoon ci moom waaw li ñu koy wax tey école de la rue bi moo tax quoi léegi école de la rue bi dafa soppeeku. dañ ci daan génn ñu yaree la beneen côté mais léegi dañuy yàq sa niñ koy waxatee sax niñ la yaree sa biir kër daal boo génnee moom loolu da nga koy denc seen biir kër boo génnee beneen formation yow ngay yor bu bokkut ak bi nga yoroon bu njëkk. te ñu koy def la du parents yi parce que parents yi amul kenn ku ci naan del sa doom del def lu bon bu ñu sañoon seen doom kenn du leen gën ku ci nekk boo amee doom sa doom kenn du ko gën mais bu ñu jëlee seen doom yi yar leen ñu génne war a dem école jaatu ci leneen xamoo ci lu mu nekk kooku du seen du ci ñoom. mais tamit yoon la parents yi tamit di gën a xool seen njaboot yi daal waaw mais nag mbedd mee doy waar mbedd bi moom bu jikko joo yor boo génnee mën lañ ko soppi àdduna bi moo demee noonu quoi léegi kersa amatul sutura amatul moo tax àdduna bi demee nii.
Toujours en parlant de cette affaire de mœurs, occasion saisie par la rédaction de Lougaré TV, et c'est pour reparler de ce phénomène de l'homosexualité au Sénégal, pratique pourtant bannie par la société sénégalaise, mais qui tend quand même à donc prendre de l'ampleur aujourd'hui dans notre quotidien. Et le problème d'acculturation et voilà, perte de valeur ont été évoqués, ces deux problèmes, par les interlocuteurs interrogés ici par Bintou Faye. Suivons ce reportage. De nos jours, l'homosexualité est très fréquente dans notre société. D'après Ari Rose Ndiaye, on doit prendre des mesures pour éradiquer ce fléau. amaana homosexualité boobu noonu du ma gis sax bëgg wax te dafa di loo xam ne dafa xaraam waaw ñun bu ñu juddoo ba léegi ñoo ngi dégg loolu te gouvernement bi ci boppam ñoo ci war a jàppale maanaam ñun ci boppam ñu bàyyi ñun jeunes yi képp kuñ ci jàpp ñu baxal ko maanaam baxal ci boppam dañ war a def góor jigéen yi loolu moo dul yoon ci réew mi bu xam ne ci boppam réewum teranga la surtout Sénégal. plan kay mooy maanaam ci boppam ne ut ay loi yu leer nañ ci biir réew mi ne góor jigéen waratul am ci dëkk bi loolu nag moo ci mën a génnee ndax lii moom bu ñu ko bàyyee dina gën a yokk te bu yokkoo ci boppam ñun dañuy loraale suñuy mbokk. Les points de vue sont les mêmes. Le mécanicien Omar Gueye, pour lui, le gouvernement doit prendre des mesures fermes. góor jigéen moom du wàllum góor sax ba nga ne góor rek jigéen ji wur caa amu yoon góor jigéen moom kenn lislaam ko reconnaître ko kenn xamul lu ne man daal góor jigéen mënu ma cee wax lu mooy sot essence boye rek mais góor jigéen moom fu mu jaar sax bëgguma faa jaar tur bi sax bëgguma koo tudd. génn leen dëkk bi wala ñoo xam fu ñu jëm seen yoonu bopp mais mun ñoo bokk diine góor jigéen moom yàllaa ko jëkk a tere waxu yàlla nag man mënumaa xam sax man lan mooy seen problème même tolluwaay lu mu métti ne en tant que góor moom ba nga ne góor nga rek la wax ji jeex quoi. pour ma ne ay yoonu góor jigéen daal man daal sentiment boobu daal nu koy nit di amee góor ak xetam rek fanaanoo góor rek dafa doy sëkk sama moromu góor rek nga fanaanoo moom ak jigéen ni mu neexee man moom wax dëgg yàlla moom loolu moom mënu ma koo concerné sax nag xeetu góor rek yow sa moromu góor rek boo la seetsee ngeen bokk ko fanaan boo xëyee rek xet góor rek da ngay xam ne fii góor a fi fanaan boo fanaanoog sa jabar ba yeew rek da ngay xam ne fii néeg bii marié fi nekkoon góor ak jigéen a fi nekkoon nga bëgg a fanaanoo góor man loolu wax dëgg yàlla waxuma ak di séq leneen am faxas samay nopp ba pare. Abdou Sakor, le chef de garage, n'a pas béni cet acte. maa ngi ko tàmbalee ca kaw wàcc ci suuf góor jigéen buñ koy tàmbalee dugal ci dëkk bi xam na ni ku ne xam na ni yàlla suñu borom amoon na yonent bi fi ñëwoon muy yonent yàlla Zakariya ba mu fi jaaree góor jigéen dañoo wëlbati àdduna foofa lañ toll bii ne dañ ko moderniser te buñ ko moderniser ba defee ni ñoo ca nekk yàlla moom lam manoon ak lam naan def jógu fa tey la ko gën a man wëlbati àddunaam ji du dara ci ñun waaye nag am na lum ñuy duma ak du ñu ko fajale mooy di ñu teg ay feebar yu ndul faj góor jigéen nag moom ku ne xam ne lu bon la ndax foo xam ne si tey jii nii moom bu fa jaaree te foofu tànkam donc 40 jours ku fa julli amoo julli kon loolu dafa xaram dama koy adressé ñi nga xam ñoom ñoo ne ci kaw su ma nee ñi ci kaw nag ku ne xam na ni ñi nga xam ñoom la yàlla dénk ndombal tànk réew mi waaw loolu laa mun a wax chaque jour nag ñu bëgg cee balaa mi sëriñ si te sëriñ si duñ ci dara sëriñ si wax rek lañ man waaye ñi nga xam ne si ñoom ñooy dogal ñoom ñoo war a taxaw ni lii moo war a am buñ ko defoon léegi mu jeex ci dëkk bii. Parlons à présent du phénomène de location d'appartements privés ou meublés qui devient aujourd'hui la mode également au Sénégal. Phénomène qui ne reste pas sans conséquences, bien entendu, puisque pour la bonne partie, en tout cas, des cas, ils sont utilisés pour la débauche, ces appartements. Notre reporter Aïssatou Ndiaye a donc interrogé quelques citoyens. Leur avis, c'est dans ce reportage suivi. Les locations d'appartements deviennent de plus en plus fréquents chez les jeunes. Pour lui, il retourne la faute chez les jeunes filles. Faute bi moom boo ko doon jox doo ko jox kenn ci parents yi la premièrement deuxièmement ci appartement yi ak troisièmement ci ñi nga xamante ne ñoo fay dem ndax man je pense que ku ñu jur fi ñu la war a juree yar la fi ñu la war a yaree xam nga li ma la toog ci kër gi comme li ñu wax jigéen daa war a toog ci pooju ndeyam warul mën a dem fenn quoi te tamit góor yi dafa nu te yaa ngi appartement bu subaa yaa ngi soomoon gannaaw suba yaa ngi salif ngapparu waree fa fu mu mënti doon nga foog ne tax bu jotee nan la ñuy def dañuy dem tax keneen wàcc la fi gars yi dafa ñu te ay maquette man lañ xàmmee nañ 1er mai ak 2e mai.
Contrairement à Wiz, Babacar pense que la location des appartements est une bonne chose pour avoir plus d'intimité. parents yi wala. non loolu moom lu baax la quoi. man moom moo baax. loolu noonu lu appartement yi. dafa nekk góor a waaw loolu lu baax la moom. parce que xam nga la moo tax loolu noonu lu baax la mooy parce que tey exemple tey xale jigéen ñi ñoom pour ñoom laa fi lépp yaa ma gën a xam taat la. loolu moo tax léegi yow tey boo amee sa gel soo ko proposé wul loolu sax da lay bàyyi te leen naay sul quoi mooy la ngay am sa gel di ko indi seen kër il faut nga jël appartement boobu sutura loolu moom lu baax la moom man moom gis naa loolu moom. ndax instant laa foofu la toll quoi moo tax. tey boo amoon doom bu jigéen nangu nga mu dem appartement. non ça dépend de l'éducation bi rek mais léegi booy léegi yaruwuñu waaw. Selon Cher, les responsables majeurs de cet acte sont les propriétaires d'appartements. non jàngat bi ma ci am mooy loolu même bu parents yi la bàyyee seen doom yi ñuy dem di louer ji appartement yi loolu dafa tegul dafa yenul maanaam quoi même bu nekkee borom appartement benn 10 000 francs nga koy jox 10 000 francs boobu nag est-ce que leew na ci moom ndax leewul moom xalaatul ni moom am na ay doom wala am na ay jarbaat yu mën a dem louer ji feneen moom est-ce que kooku moom xalaat na loolu xalaatu ko ndax boo xam moom lan lay xalaat na poosam duuf pour mu dem dundali njaboot xamul ni njabootam tamit ci la ñuy bokk ëllëg est-ce que loolu yoon loolu tamit am borom appartement bi am na part de responsabilité waajur yi tamit am nañ part de responsabilité ndax bu ñu teewoon seen doom yi yëpp du ci am ndax man de jàpp naa ne man bokk sama doom bokk man jàpp naa ne sama doom su ma ko war di yóbbu ni jàngi dina am ku ma ko boole mu dem jàngi yóbbu ko mu heure wàcc si heure waaw man daal loolu laa gis quoi lu yenu maanaam. Nous parlons toute autre chose, cette fois-ci politique, avec ce boycott de l'Alliance Wallou, le Parti démocratique qui est sorti pour apporter un démenti et des précisions. Cette information qui a fait un tollé dans l'espace médiatique après sa publication mardi, selon laquelle le pape Dussopi serait en phase, lui, de quitter tout bonnement cette intercoalition pour faire cavalier seul et former son propre groupe parlementaire. Alors, des affirmations bloquées, balayées plutôt d'un revers de main par le chargé de com du Parti démocratique sénégalais, Nafissatou Diallo, elle qui regrette ces agissements de tierces personnes voulant freiner cette dynamique des deux entités, voilà, qui n'ont d'ailleurs pas encore statué sur certains termes de leur compagnonnage, et ce jusqu'à l'Assemblée nationale. Ils sont enfin libérés. Ils se sont bien sûr ces djambars, les soldats sénégalais détenus au Mali dans le cadre de la MINUSMA. Ils ont été bloqués, je rappelle, par la junte malienne, et ce à cause des différends géopolitiques et diplomatiques entre le Sénégal et bien sûr le Mali. Avec la reprise des rotations débutées depuis lundi, une partie des djambars, en tout cas, a pu quitter hier Savaré, alors que leur mission est achevée depuis le mois d'avril, avec la levée de l'embargo justement de la CEDEAO. Et bien sûr, ces différentes restrictions, les autorités de la transition ont lâché du lest, et c'est pour permettre à plus de 3500 soldats et policiers, dont 850 djambars sénégalais, de rentrer chez eux. Également précisé sans doute que c'est la visite du chef de l'État Macky Sall au Mali qui a bien sûr permis d'accélérer les choses. Parlons à présent de l'affaire hôpital Aristide Le Dantec. C'est officiel, l'hôpital Aristide Le Dantec a fermé ses portes depuis le 15 août dernier pour sa reconstruction, une mesure qui nécessite bien entendu une réorientation des milliers de malades qui étaient pris en charge, parmi eux les détenus du pavillon spécial. Cette maison d'arrêt de correction ne sera pas démolie. Concernant maintenant la morgue, 55 corps dont 30 mineurs et 18 adultes et bien sûr 4 étrangers non encore identifiés ont été détectés également dans cet hôpital, et là, d'après des informations, ils seront inhumés d'ici lundi prochain.
Le torchon brûle entre la mairie de Kaolack et les gros porteurs. Face à la presse hier, ces derniers ont déploré la nouvelle politique de Serigne Mboup visant à imposer des taxes de stationnement allant jusqu'à 1000 francs le jour seulement. Donc aujourd'hui, la mairie demande de quitter les lieux de stationnement sous peine de payer ces mêmes taxes. Situation qu'ils vont refuser. Ces gros porteurs aujourd'hui, ils réclament une piste ou bien même un garage. Au cas échéant, ils donc menacent de faire une grande marche au sein même de la commune de Kaolack. Nous en arrivons à l'actualité internationale que l'on démarre bien sûr au Libéria. À parler de ce coup de tonnerre au Libéria après la suspension mardi 16 août de 3 hauts fonctionnaires accusés de corruption dans un récent rapport. Alors les 3 hommes, dont le chef du cabinet du président George Weah, ont été sanctionnés lundi par les États-Unis pour avoir sapé les institutions démocratiques au Libéria pour des raisons crypto-personnelles. George Weah, je rappelle, qui avait fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, c'était fini par servir aujourd'hui. Et là, on termine l'actualité en Estonie. Voilà, mardi déjà, les forces de sécurité estoniennes ont été déployées dans la ville de Narva, donc à la frontière russe. C'est pour permettre le retrait de plusieurs monuments de la gloire de l'armée rouge. Le gouvernement en ponte à l'Ukraine a bien décidé de faire le ménage dans la mémoire nationale. Voilà, mesdames et messieurs, ça est tout pour l'actualité sur Lougaré TV. Alors, tout de suite, c'est la version Wolof. mbokk yi xarit yi Lougaré TV bismillah ci xibaar yi nag dañ ko dooree lu jëm ci coowal juróom-benn njagamaar yi nga xam ni teg nañu leen loxo niki rek ayu bés suñu génn fukki fan ak juróom ci weeru ut gile ci guddi gi foofee ca plage Bessiawo. ñoom nag toll nañ ci diggante fukki at ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki at lañ leen di toppee moo di mbaal wàllu góor jigéen gannaaw bañ leen fekkee nag ci ab appartement meublé ak fekk fa ay jumtukaay yu doy waar. ñoom bu ñu sukkandikoo ba tey ci ay xabaar ñii di askan wu nekkee ca bërëb ba dañ leen naroon a dóor sax dóor yu metti bu nekkuloon ñii di gendarmerie bu Foire doon nañ leen rek dóor yu metti tey sax nag ñuy xamal ne ci instruction rek procureur de la République dañ leen nag déféré au parquet ngir xool lan moo waraloon ñu doon def la ñu tuddee acte contre nature maanaam di séntu ci seen biir ñoom njagamaar yooyu nga xam ni tey ji mën nañu jàpp ni ay adolescent lañu tey ji nag ñi ngi ci loxoy yoon ba tey yëf yi dañ ko topp ci suñu yeneen jotaayu xibaar. ba tey ci wàllu woowee la ñuy des wax lu ñuy tuddee rek li ñuy xam te ni moom la ñuy tuddee vidéo le motif ñu gis ne day faral nag di gën a bëri fii ci réew mi maanaam ay rek njagamaar wala sax ay xale yu góor wala xale yu jigéen ñu nag jël habitude léegi di rek def ne dung wala sax ñuy filmer seen bopp di faral di ko dugal ci réseaux sociaux yi. tey jii nag dafa mel ni nag yëf yi dañ ko jëlee à la mode lu ñu mel te sax duñu bàyyi xel ci seen ëllëg ak na mu nar a demee. mu nekk occasion ci rédaction bu Lougaré TV ñu dem laaj askan wi lan mooy waral lu ni mel ndaxte bés bu jot rek daañu génn cas bu bees mi nga suñu ndaw li Bintu Cissé voilà demoon na seeti yenn ci ay citoyen nañu teewlu lañ ci am. xale yi seen parents yi éducation bi dafa des parce que doomu aadama boo juddoo si siraatal mustaqiim kon dañ laa war a yar si alhamdulilahi rabbil alamin maanaam topp diina topp lépp. waaye boo jëlee sa doom bu ñëwee indil la 50 000 doo ko laaj fan la ko jëlee doo xam lu muy sol bu soloo du nga ne sama doom ji sañse na te li muy sol daggit la rek mook zéro yam mooy li Sëriñ Tuubaa waxoon bu dina dem ba jëmmi jamono ndaw ñeeg ji xale yu jigéen ñeeg xale yu góor ñi dootoo leen xàmmee dina dem ba jëmmi jamono jigéen dina bëri la lool te rafle te loolu moo commencé am si jamono ji. ndax da ngay xool benn xale bu jigéen boo xam ne boo ubbee armoire am daanaka mën naa la wax ay coupon waki sipon rek nga fay fekk bëri léegi yëpp yu ñuy wax daanaka ay zipulaag ay kii te solin dafa war a kii ndax xanaa dañoo xooloon ñoom si Maam Jaara Buso rek war na tax xale yu jigéen ñi jël référence
si 33 ans si la liggéeyam bu rëy bi am li mu war a am kon xale yu jigéen yi ñoom si seen li leen war a dal loolu lépp si seen parents yi la ndax parent doom da nga koy topp ba jusqu'à la fin bu demee nag ba majeur bu jëlee yoonu boppam muy yoon bi nga xam ne diine gi nga xam ne yow si nga nekk moom mu dem jël beneen nga xam ne loolu kat moom moo ko jëlal boppam parce que majeur na waaye su demee ba nga xam ne nag yow moom mënatoo si moom dara dara muy sol ay def lu ko neex di dem si réseaux sociaux yi seen affaires yi yëpp di génn te xamuñu ni maa ngi jéggalu de waaye bu awra rafetoon kenn du ko sàng. parents yi am nañ ci responsabilité parce que yaakaar naa ni sa doom bu wéetee ci néeg lu mu nekk bu nekk majeur mu nekk xale lu nekk war nga kaa mën a xool mais parents yi dañuy génn bàyyi seen doom yi ci internet yi ñuy def appel vidéo di def yoo xam ne te jigéen am na yoo xamante ne ni waru ko yàlla dafa jël jigéen teg ko fu kawe nit boo nekkee moom nekk sa doom mi sa dëkkandoo gëstu ko ci lan lay dox ci lan lay wax mais jigéen doo ko bàyyi ak liberté am te nekk ak ay waajuram loolu moom ci parents yi daal laa ko teg parents yi la ndax jigéen ak lu metti war ngaa mën a xool lan la bu duggee nga xool bu génnee nga xool téléphone war ngaa mën a àbb ko benn jour xool lan moo ci nekk mais sa doom doo ko bàyyi mu am liberté loolu moom parents yi la du ci xale yi jigéen ñi ku amul mag am nga rakk bu la mën a contrôler wala nga am maam wala nga am nijaay loolu moom parents yi laa ko teg. instant yi àdduna bi kersa moo fi jeex ak sutura xawante sutura bi bëri na kersa amatul yar amatul maanaam di nga yar sa njaboot ci biir kër gi mais bu génnee ñu yàq yar nga defoon ci moom waaw li ñu koy wax te école de la rue bi moo tax quoi léegi école de la rue bi dafa soppeeku dañ ci daan génn ñu yaree la beneen côté mais léegi dañuy yàq sa ni ñu koy waxatee sax niñ la yaree sa biir kër daal boo génnee moom loolu da nga koy denc seen biir kër boo génnee beneen formation ngay yor bu bokkut ak bi nga yoroon bu njëkk. te ñu koy def la du parents yi parce que parents yi amul kenn ku ci naan del sa doom del def lu bon bu ñu sañoon seen doom kenn du leen gën ku ci nekk boo amee doom sa doom kenn du ko gën mais bu ñu jëlee seen doom yi yar leen ñu génne war a dem école jaadu ci leneen xamoo ci lu mu nekk kooku du seen pët du ci ñoom mais tamit yoon la parents yi tamit di gën a xool seen njaboot yi daal waaw mais nag mbedd mee doy waar mbedd bi moom bu jikko joo yor boo génnee mën lañ ko soppi àdduna bi moo demee noonu quoi léegi kersa amatul sutura amatul moo tax àdduna bi demee nii. affaire de mœurs la ñuy wax ba tey bi la yoon ñu wax ci wàllum góor jigéen mi ngoog dafa mel ni phénomène boobee itam donte na askanu Sénégal du ko mës a nangu wante ñenn ñi ngay làq di ko def ba ci mujj rek mooy gone yi nga xam ni jàpp nañ leen fële ci plage bu Bessiawou tey ji nag suñu ndaw li di rek Bintou Faye moom demoon na si itam seeti askan wi lañ xalaat ci wàllum góor jigéen ba ñu gisee ne rek l'islam tere na ko diine yëpp tere nañ ko sax noonu itam société sénégalaise du ko mës a toléré nañu teewlu yenn ci ay réaction ci jamono ji wàllum homosexualité maanaam borom ñaari tur yi doon lu lëmbe àdduna bi rawatina ci internet bi kii di Ali Rose Ndiaye gis-gisam mooy kuñ ci jàpp teg ko lu metti amaana homosexualité boobu noonu du ma gis sax bëgg wax ndax dafa di loo xam ne dafa xaraam waaw ñun bu ñu juddoo ba léegi ñoo ngi dégg loolu te gouvernement bi ci boobu ñoo ci war a jàppale maanaam ñun ci boobu ñu bàyyi ñun jeunes yi képp kuñ ci jàpp ñu baxal ko maanaam baxal ci boppam dañ war a def góor jigéen yi loolu moo dul yoon ci réew mi bu xam ne ci boppam réewum teranga la surtout Sénégal. kàddu yi benn la Omar Gueye di mécanicien di ñaan nguur gi jël ci ay matuwaay. góor jigéen moom du dul wàllum góor sax ba nga ne góor rek jigéen ji wur ca amu yoon góor jigéen moom kenn lislaam ko reconnaître ko kenn xamul lu ne man daal góor jigéen mënu ma cee wax lu mooy sot essence boye rek mais góor jigéen moom fu mu jaar sax bëgguma faa jaar tur bi sax bëgguma koo tudd. génn leen dëkk bi wala ñoo xam fu ñu jëm seen yoonu bopp mais mun ñoo bokk diine góor jigéen moom yàllaa ko jëkk a tere waxu yàlla nag man mënumaa xam sax man lan mooy seen problème même tolluwaay lu mu métti mi en tant que góor moom ba nga ne góor nga rek la wax ji jeex quoi. pour ma ne ay yoonu góor jigéen daal man daal sentiment boobu daal nu koy nit di amee góor ak xetam rek fanaanoo góor rek dafa doy sëkk sama moromu góor rek nga fanaanoo moom ak jigéen ni mu neexee man moom wax dëgg yàlla moom loolu moom mënu ma koo concerné sax xeetu góor rek yow sa moromu góor rek boo la seetsee ngeen bokk ko fanaan boo xëyee rek xet góor rek da ngay xam ne fii góor a fi fanaan boo fanaanoog sa jabar ba yeewu rek da ngay xam ne fii néeg bii marié fi nekkoon góor ak jigéen a fi nekkoon nga bëgg a fanaanoo góor man loolu wax dëgg yàlla waxuma ak di séq leneen am faxa saway nopp ba pare. Abdou Sakor di chef de garage di. maa ngi ko tàmbalee ca kaw
wàcc ci suuf góor jigéen buñ koy tàmbalee dugal ci dëkk bi xam na ni ku ne xam na ni yàlla suñu borom amoon na yonent bi fi ñëwoon muy yonent yàlla Zakaria bu mu fi jaaree góor jigéen dañoo wëlbati àdduna foofu lañ toll bii ne dañ ko moderniser te buñ ko moderniser ba defee ni ñoo ca nekk yàlla moom fa lam manoon ak lam naan def jógu fa tey la ko gën a man wëlbati àddunaam ji du dara ci waaye nag am na lum ñuy duma ak duñu ko fajale mooy di ñu teg ay feebar yu ndul faj góor jigéen nag moom ku ne xam ne lu bon la ndax foo xam ne si tey jii nii moom bu fa jaaree te fop tànkam donc 40 jours ku fa julli amoo julli kon loolu dafa xaram dama koy adressé ñi nga xam ñoom ñoo ne ci kaw su ma nee ñi ci kaw nag ku ne xam na ni ñi nga xam ñoom la yàlla dénk ndombal tànk réew mi waaw loolu laa mun a wax chaque jour nag ñu bëgg cee balaa mi sëriñ si te sëriñ si duñ ci dara sëriñ si wax rek lañ man waaye ñi nga xam ne si ñoom ñooy dogal ñoom ñoo war a taxaw ni lii moo war a am buñ ko defoon léegi mu jeex ci dëkk bii. Parlons à présent du phénomène de location d'appartements privés ou meublés qui devient aujourd'hui la mode également au Sénégal. Phénomène qui ne reste pas sans conséquences, bien entendu, puisque pour la bonne partie, en tout cas, des cas, ils sont utilisés pour la débauche, ces appartements. Notre reporter Aïssatou Ndiaye il a donc interrogé quelques citoyens. Leur avis, c'est dans ce reportage suivi. beneen phénomène ngi nii boobu itam comme tàmbalee di jël ampleur ci réew mi maanaam li ñu tuddee luy ay appartement ñu bëri ñu koy def nag di ay ndaw loolee nag tax na ba tey ji sax lu bëri ci la mu jur ci ay coow dafay bëri lool lu ci bëri itam gis nañu ne appartement yooyu ñuy faral du luyee la ñu fay def du jàmm suñu ndaw li nag Aïssatou Ndiaye moom itam dem na seeti askan wi lan la ñu xalaat wala sax ndaw ñi ami ngoog ñoom ñi nga xam ne ñooy faral di def jëf jooji lan moo leen di dugal ci louer ay appartement ak naka lañ ko gisee ñu teewlu reportage. louer appartement doon lu gën a xewal ba tax lu ni mel mooy xew ci appartement yi le wiis di dim baaraamu tuuma ñii di xale yu jigéen ñi. foot bi moom boo ko doon jox doo ko jox kenn ci parents yi la premièrement deuxièmement ci appartement yi ak troisièmement ci ñi nga xamante ne ñoo fay dem ndax man je pense que ku ñu jur fi ñu la war a juree yar la fi ñu la war a yaree xam nga li ma la toog ci kër gi comme li ñu wax jigéen daa war a toog ci pooju ndayam warul mën a dem fenn quoi te tamit góor yi dafa nu te yaa ngi appartement bu subaa yaa ngi soomoon gannaaw suba yaa ngi sali ngapparu waree fa fu mu mënti doon nga foog ne takk bu jotee nan la ñuy def dañuy dem takk keneen wàcc la fi gars yi dafuñu te ay maquette man lañ xamee nañ 1er mai ak 2e mai. luyum appartement doon lu baax te am sutura ci ndaw yi gàttu yi la Babacar yëkkati. parents yi wala. non loolu moom lu baax la quoi. man moom moo baax. loolu noonu luy appartement yi. di fa nekk góor a waaw loolu lu baax la moom. parce que xam nga la moo tax loolu noonu lu baax la mooy parce que tey exemple tey xale jigéen ñi ñoom pour ñoom laa fi lépp yaa ma gën a xam taat la. loolu moo tax léegi yow tey boo amee sa gel soo ko proposé wul loolu sax da lay bàyyi te leen naay sul quoi mooy la ngay am sa gel di ko indi seen kër. il faut nga jël appartement boobu sutura loolu moom lu baax la moom man moom gis naa loolu moom. ndax instant laa foo la toll quoi moo tax. tey boo amoon doom bu jigéen nangu nga mu dem appartement. non ça dépend ci éducation bi rek mais léegi booy léegi yaruwuñu waaw. kii di Mame Cheikh gis-gisam wute lool ak bu Babacar moom moo ngi ñaaw lu li ni mel ndax nee na lu jig njaag borom appartement yi ñooy njaag. non jàngat bi ma ci am mooy loolu même bu parents yi la bàyyee seen doom yi ñuy dem di louer ji appartement yi loolu dafa tegul dafa yenul maanaam quoi même bu nekkee borom appartement benn 10 000 francs nga koy jox 10 000 francs boobu nag est-ce que leew na ci moom ndax leewul moom xalaatul ni moom am na ay doom wala am na ay jarbaat yu mën a dem louer ji feneen moom est-ce que kooku moom xalaat na loolu xalaatu ko ndax boo xam moom lan lay xalaat na poosam duuf pour mu dem dundali njaboot xamul ni njabootam tamit ci la ñuy bokk ëllëg est-ce que loolu yoon loolu tamit am borom appartement bi am na part de responsabilité waajur yi tamit am nañ part de responsabilité ndax bu ñu teewoon seen doom yi yëpp du ci am ndax man de jàpp naa ne man bokk sama doom bokk man jàpp naa ne sama doom su ma ko war di yóbbu di jàngi dina am ku ma ko boole mu dem jàngi yóbbu ko mu heure wàcc si heure waaw man daal loolu laa gis quoi lu yenu maanaam.
gannaaw si loolu ñu wax si leneen wàllum politique kaddu yi nga xamante ni wala sax li nga xamante ni démb ba tey ñu ngi faral di ko gis ci rek média bi moo di rek kii di Maître Wade dafa jëloon dogal ne rek dafay dakkal intercoalition bi am ci diggante Yewwi Askan Wi ak Wallu ñoom nag waa parti démocratique sénégalais gën nañ ngir weddi ba mu set wecc yooyu kaddu nee nañ Maître Abdoulaye Wade mosuta wax loolu ay rumeur li nga xamante ni rek ñu ngi wéy di ko dégg ki ko xamle moo di Nafissatou Diallo di rek chargé de com bu parti démocratique sénégalais moom sax maa nga ci yokk di wax ne lii ay agissement yenn ci ay nit la rek ñi nga xam ne dañoo bëgg a yàqate nag diggante bi nga xam te ni defal nañ ko ci diggante Yewwi Askan Wi ak ñii di Wallu Sénégal donte na tey ji ba tey ñoom seen diggante xamaguñu naka lay demee ëllëg foofee ca assemblée nationale. ñoom am nañu liberté ñibbi ci seen i kër mooy suñu jàmbaar yi nekkoon ci douane bu Mali gannaaw ba seen mission jeexee ci weeru avril ba tey boobu ba tey nag dañoo desoon foofu lay ndax la leen bloqué woon ku na xam ne ni diggante rek réew bu Mali ak yenn réew yu nekk ci biir CEDEAO moo ko waraloon njiitu réew mi Macky Sall nag démb ca talaata ji ma nga woon ca douane bu Mali mënees na jàpp ni loolee bokk na ci li gën a yombal ngir nag ñu libéré 3500 soldats yi nga xam te ñoom ñoo nekkoon ci bërëb boobu lay tey jii gannaaw ba ñu gisee ne seen mission jeex na de weeru avril ba tey mi ngi ñoom soldats yooyu ñu ñu xamal itam bokk na ci 850 policiers voilà wala sax 850 jàmbaar yu Sénégal voilà ñi nga xam te ne bokk nañ ci 3500 soldats yi nga xam te ne libéré nañ leen foofee ca Sévaré démb lañu fa jógee tey jii nag ñibbi nañ ci seen kër maanaam dellu si nañ fi ci réew bu Sénégal dellu si ci seen njaboot. ñu wax ci hôpital Aristide Le Dantec hôpital ba nag tëj nañ ko ràpp niki démb ci rek fukki fan ak juróom ci weeru août lañ ko tëj ngir nag mën koo yeesalaat mi ngoog loolee tax na nag ba ñu jël ay mesures ngir nag defaat orientation ci yenn ci ay malade ñi nga xam te ne war nañ leen faj ci noonu yi am na ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci pavillon spécial maanaam ñi nga xam te ni feebar nañu wante dañoo am rek ñagas ak wàllu yoon ñu leen di faj boobee nag pavillon dafa mel ni rek duñu ko dakkal maanaam duñu ko dajji doo te ne ña fa nekk ñi ngi wéy rek di leen faj bu lu aju nag ci wàllu morgue ba ñun ñu xamal itam ne lu toll ci juróom fukki néew ak juróom ña ngi fa bokk na ci fanweer ya ay mineur lañu fukki ak juróom ñett di ay adulte ñeent ñoom ñoo te nekk ay étranger maanaam ay néew yu fa nekk ñoom dëkkuñu fii ci réew bu Sénégal buñ sukkandikoo ba tey ci ay xibaar ñu ñu xamal ne fileeg altine bu soobee yàlla daañu fexe rek ba mën a suul néew yooyu nga xam ni ñoo desoon foofee ci hôpital Aristide Le Dantec ba nga xam ni tëj nañ ko ràpp nag fileeg démb ba tey tëj nañ ko ràpp ngir mën ko yeesalaat. ñu wax ci leneen diggante Serigne Mboup ak gros porteur yi nekk ci Kaolack la cay xeeñ neexul tey ji ñoom ñi ngi doon rek janook taskatu xibaar yi ñoom gros porteur yi la ñuy ñaawlu nag bokk na ci taxe ma nga xam te ne dañ leen bëgg a teg ko ci seen ndodd ñu bëgg di ko fay ñoom nee nañ loolu du ca dal ndaxte taxe ya 1000 francs bés bu nekk day metti lool ci ñoom gros porteur yi mu ngi ko ñoom nag tey ji ka ñu dut baraamu tuuma moo di mairie boobu nee nañ nag nañu jógee ci bërëb yooyee gannaaw ba ñu gisee ne dañuy bañ a fay taxi yi ñoom nag gros porteurs yi nee nañ nag daañu leen dégg ci ay bés yu ñëw bu fekkee ni mairie bi utul leen garage wala sax ab piste ba nga xam te ni fa la ñuy gaare seen camion yooyee nee nañ nag ñu ngi menacé ne bu ñu moywul dañu wàcc ci mbedd mi yëngu-yëngal ngeen nag wane ñoom it seen bopp. xibaar yi dañ ko jeexalee xibaar yi ca biti réew dem ca Libéria foofee nag bu mel ni rek lu fa mustaama am maanaam kii di rek George Weah ñett ci ay ñoñam lañu rek teg loxo ndax wàllum corruption ci ab rapport ba nga xam te ni mbootaay xeet wi def na ko ku ci mel ni chef de cabinet bu George Weah ñu nag teg ay daan yu métti ci seen ndodd ñi ko teg di waa États-Unis ñoom ñoo def
lu ñu mel gannaaw ba ñu gisee ne dañoo salfaañe lu jëm ci wàllu démocratie ci réew ma te kii di George Weah ñu fàttali ne bokkoon na ci li nga xam te ne moom la gënoon a gëm ci réew ma maanaam xeex wàllum ger ci réew bu Libéria donte ne sax nag tey kañ ca teg loxo nekk nag ku ko jege lool. xibaar yi dañ koy jeexalee ci Estonie foofee ci talaata ji les forces de sécurité la ñu mujjee rek teg foofee ca ville bu Narva ca frontière bu Russie ngir nag mën a fexe ba rek ay monument yu bëri yi nga xam te ni dafay marqué taarix foofee ci réew ma ñu mën ko rek sauver ci guerre ba nga xam ni moo am ca réew bu Ukraine mi ngoog loolee nag ña ngi koy wéyal boobee ba tey ñu fàttali ne guerre bu Ukraine tey ji am na lu bëri li nga xam te ne yàq na ko ci frontières yi rawatina ci diggante yenn réew yi nga xam te ne ñu ngi ko séq ak réew bu Ukraine mi nga mbokk yi xarit yi lii bokk na ci li fi gënoon fës ci xibaar yi bu leen toxal nag seen teewlu ndaxte fileeg 21h kii di Souleymane Sow dina fi teew ci seen émission ba nga xam te ni mooy bëri daan de émission bi jagleel wàllu bëri bi ama ngoog tey nag mi am comme invité moo di Lirou Diane bu écurie Waalo ñu fàttali ne Lirou Diane itam moom mooy monument de Guédiawaye noonu lañ koy woowee fii ci diwaan bu Guédiawaye mi ngoog di leen jaajëfal ci teewlu bi di leen jox rendez-vous suba incha allah jaa ngeen jëf.